li nga xam ni mooy honorable député Boku Mbacké ñëwoon yëkkati kàddoom jëm ci li nga xam ni moo ñëwal cette journée jëm ci li nga xam ni mooy la venue du khalife général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir daanaka ñu teewoon ngir jël li nga xam ni mooy kàddoom ala ñu jël beneen intervenant jëm ci les militants de Pastef. ndokkeel ci li nga xam te ni moom mooy màggal di la bàyyi nga nuyu ak mbokk internet. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne sababu ghaybati an allah arada an anala min ujaa wa an akuna xaadiman fi daw mi wa an akuna shafi'an li xaw mi di am mbégte di sant le Serigne Touba suñu borom di wax ne yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ay minutes yu néew moo ci des di ñaan mbooloo mi foo ay jugee rek mu agsi ci bismillahi rahmaani rahim ñibbi ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaax safoor si ñu daw ndànk ndax ñun ñëpp Touba lañ jëm si te bu ñu defee ndànk rek yoon wi yàggul te ñëpp dinañ mën a agsi ci ndànk te bilan mortel yi ñu koy moytu ci màggal gi bu baax a baax te loolu safoor si lañ ci yaakaar ginnaaw yàlla di leen wax ne rek ñu wàññi paas yi aussi ba taalibe sëñ Touba yi mën a ñëw def seen ziyaara jàppale sëriñ bi ci lim ñu digaloon mu ñu santale ko yàlla ba delluwaat ci jàmm incha allahu rabbi. mu mel ni actuellement dañuy gis les acteurs politiques ñoom ñoo nekk di effectuer seen ay ziar ci nga xam te ni moom mooy Serigne Touba ak Mountakha Bachir est-ce que tey lu ñu mën a jàpp mooy kàddu yi nga xam te ni à chaque fois mu ngi lay yëkkati muy di leen ñaax di leen aussi tamit gën a soññ ci Sénégal bu am jàmm Sénégal bu dal on dirait que ni des fois duñ ci xaw a bàyyi xel parce que malgré tout ça buñ ci jógee dañuy gisaat ay divergence politique di gën a bari. waaw xam nga sëñ bi moom looloo ko war ndax loolu li ko war mooy muy digle ak di tere ñun taalibe yi li ñu war mooy te acteur politique bi nga waxee mënuñoo génn taalibe ndax ku ci nekkul taalibe murit nekk taalibe tijaan wala nga nekk taalibe xaadir wala sax nga bokk ci jàngu bi kon jàpp naa ne fenn fu nekk rek am na ko fa bokk foo xam ne am nga guide boo xam ne li ko war sa diggante ak moom rek mooy digle ak tere li ci am solo nag mooy ñu fexe ba li ñuy tere duñ ñu ci gis te li ñuy digal comme ni nga ko waxee ñu farlu ci ba ni ko sëriñ bi diggee ñu defee ko noonu loolu nag dañuy jàpp ne message bi mi ngi jàll à chaque fois kilifa diine yi ñu ngi wax bu réew mi jëmee ci yenn circonstances yi buñ ci àggee tamit dañ leen di wax yéen lañ ci yaakaar buñ ci génnee tamit dañuy ñëw di leen remercier kon message bi moom di ko teel a décoté comme ni nga ko waxee nit ñi santaane ñu koy jéem a def pour stabilité des pays jàpp naa ne lu am solo la ndax réew mi su amee jàmm ñëpp am jàmm waaye réew mi su nekkee ci leneen ñëpp nekk ci leneen waaye li am solo rek mooy li président Ousmane Sonko di wax à chaque fois réew moom jàmm rek moo fi xaj te jàmm rek moo fi am incha allahu rabbi ndax boromu càq du xëccoo ak borom baatu neen te jàpp nañ ne ñun li ñu téye ci réew mi actuellement li ko téye bariwut ndax jàpp nañ ne ni ñu nattee am réew mooy ci ay élection te ñaari élection yi ñu jéedal yëpp nit ñi war nañ ne président Ousmane Sonko lañ àndal te président Ousmane Sonko ci boppam aussi mi ngi ñaax nit ñi ci ñu woote jàmm di ñaax nit ñi ci ñu dox ci jàmm di ñaax nit ñi aussi pour ñu bàyyi xel ne réew mi moom suñu réew la amuñu beneen nationalité amuñu beneen passeport amuñu feneen loolu nag ci lay jaare di ñaaxale patriote yëpp aussi ci élément de langage yi nga xam ne président Ousmane Sonko mi ngi koy wax ci ñu jël suñu ay slogan wu bopp wax ci suñu jaayum carte wax ci suñu parti wax ci suñu programme wax ci fan lañ jëm ëllëg perspective yeeg yëpp ñu waxtaan ci ba nit ñi xam ko moo ëpp solo ñuy attardé wu ci yenn mots yi di wax loo xam ne dañuy jàpp ne offense au chef d'état la wala jaay doole lépp mën naa ñàkk li am solo rek mooy ñun am nañ luñ mën a wax ndax Pastef moom ku fa nekk ku nekk jàpp naa ne am nga loo mën a wax bu baax a baax a baax a baax activités yi ñu def bari na jaayum carte yi bari na installation parti bari na peut-être départ yi ni baree noonu la entrée yi baree kon ñun bu dee politique képp lañ bëgg a waxtaanee moom ñun am nañ luñ mën a wax kon yenn muy déplacé yi moom jàpp naa ne ñun warul sa xaj suñu biir. yaa ngi wax lu jëm ci wàllum jàmm que ne Ousmane Sonko loolu la bëgg mais gis nañ seen nawle bi daal di leen di woowee saa fitna mu mel ni fitna bi aussi jàpp na ne yéen yéenay en tout cas semer le désordre dina gën. waaw alhamdulilah parce que bi mu nee saa fitna aussi dañu gis ne ñun dañ ko jëlee côté bu négatif parce que jàpp nañ ni ñun ay niti fitna lañu waaye ñun ñan la ñuy fitnaal ñun ñi sàcc alalu réew mi la ñu fitnaal ñun ñan la ñu fitnaal ñun ñi bëgg a yor réew mi di ko pasaree xaalisu réew mi la ñu fitnaal ñun ñan la ñu fitnaal ñi nga xam ne mooy dañoo bëgg a bàyyi intérêt wu askan wi nekk seen intérêt yi bopp kon ñun accepté nañ moo boobu politique nag loolu ci dara quand même parce que ci jamonoy Senghor gis nañ Senghor tudde Abdoulaye Wade Ndiomboor gisoon nañ Abdou Diouf ñu koy wax monsieur Foras ak madame Molin gis nañ Macky Sall sax Abdoulaye Wade mas na ko tooñ ne bi ma dajeek moom ñetti oto yi mu yor cargo gi nangam politique tooñante la loolu président Diomaye mën nañu cokkaas mën nañ ko cokkaas mais loolu bu ñu ko jëlee dënn malheureusement ni ko patriote di jëlee baax na ndax gis naa sologaay bi ni ñu def ne ñun dañuy fitnaal ñi sàcc alal réew mi dañuy fitnaal ñi nga xam ne dañoo bëgg a saax-saaxi réew mi loolu jàpp naa ne président da ko doon wax waaye li mu wax ñun te dégg nañ ko tey niñ ko interprété baax na l'essentiel daal moom mooy bàyyi saa fitna mu ndaw ak bàyyi yaay saa fitna mu ndaw waaw merci voilà mu nekk un discours boo xam ne amal na ko Kumba
voilà mu nekk loo xam seen ngeen ñoom les militants yi ànd ak Ousmane Sonko ñëw teew fi nga xam ne mooy Touba ngir teertu ko comme également ñu ko defee keroog bi président de la République di ñëw ñi nga xam ne également ñu ànd ak moom ci wàllum politique fare ci état ñëw teertu ko nekk vraiment situation bu nga xam ni moo nekk di am actuellement au niveau de li nga xam ni mooy Touba wala ngeen seen Cheikh Thioro Mbacké moo nekk noonu di romb jëm ci li nga xam ni moo ñëwal cette journée ñëwal daanaka ñëwuk moom Ousmane Sonko di président assemblée nationale bu Sénégal voilà ñu continuer jéem xaar tuuti si la seen nga daanaka ñoom kilifa yi dale ko ci Cheikh Thioro Mbacké ak daanaka ñoom ñi nga xam ne tey jii ñu ànd ak moom ci li nga xam ne moo ñëwal bés bi ñu ngi teew daanaka ngir teertu ko 13h la ñu waxoon amaana du yàgg tuuti mu ñëw si la seet si la xalif général de waaw du yàgg léegi mu teew xam nga Ousmane moom ak i ay protocole da ngay reebatas te daanaka délégation bu mag la àndal bu ñu xoolee ci délégation bi gis nañ fi ñoom Marie Rose Fatou Faye gis nañ si maman Aïda Mbodj Ayib Daffé Abbas Fall ak ñeneen ñoo xam ne tey jii ay responsable nañu ci li nga xam ne nag moo di mbiru politique surtout ci parti bi di Pastef donc ñoom ñëpp ñoo def ab say pour ñëw jàkkaarloo ki nga xam tey jii moo di le khalife général des mourides sëñ Mountakha Bachir daanaka sànq rek ñu doon waxtaanee ci message bi nga xam ni moom la kilifa gi jëloon jébbal ko le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye daanaka bi may soog a waxtaan bi maa ngi la expliquer naan la moom le président de la République moo am li nga xam tey jii moo di jàmm moo am aussi li nga xam ne nag moo di fitna fii ci biir réew mi daanaka fan yi lu nu gis ci li nga xam tey jii moo di wàllu politique par rapport ak tournure bu mu jël ak message yi nga xam tey ñu ngi ko fay yëkkati daanaka kenn xaaru ko woon ci li nga xam nag moo di ci biir réew mi des fois di nga dégg nu wax ba tudd li nga xam ne nag moo di biiru fitna des fois di nga dégg ba gis nuy orienté li nga xam tey jii moo di yenn débat yi te loolu amaan tey jii bu demee ba wëy ba moytuwul si ab jafe-jafe rek lay dugal li nga xam ne ko askanu Sénégal te su boobaa ñun ñi ñoo si daal di perte donc en tant que kilifa nekk aussi un régulateur social donc dafa war a dànkaafu mais aussi ñaax li nga xam nag mooy askanu Sénégal surtout ñi nga xam tey jii ñoo yëngat ci wàllu politique daanaka ñoo ñëwee bu ñu xoolee ba ci biir matanu sax li nga xam ne nag moo di 1% ci population bi donc est-ce que tey jii pour des raisons politiques war na indi li nga xam ne nag moo di benn divergence war na indi li nga xam ne nag moo di benn coow mais aussi war na indi li nga xam ne nag moo di xiiroog ngaayoo ba li ñu dundoon jamono yële weesu ñu koy daal di dundaat donc xalifa bi macha allah li mu wax je pense bien képp kuy politicien war nga si mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ba lépp loo xam tey jii fitna la wala jur li nga xam ne nag moo di coow nu mën ko wàññi si biir réew mi moo xam message moo xam si jëfin boo xoolee ba ci biir aussi beneen coow amaat na par rapport ak li nga xam tey jii moo am fii ci biir Touba gis nga parti politique kenn ku si nekk am nga côté booy xëccee am aussi ay leaders yoo xam ne ñenn ñi fii noonu dëkk faree ci benn parti bi am ñeen ñoo xam ne ay leader nañu am ay ndombol tànk dëkk fii mais faree ci beneen parti à chaque fois ñooñu bu ñu déggee li nga xam ne nag moo di seen discours di nga si dégg li nga xam ne nag moo di ay coow kenn ku si nekk di xëcc di jëmale li nga xam tey jii moo di sa côté mbiru politique baax na mais ak lépp lu nu mën a def nañ si bàyyi li nga xam ne nag moo di askan wi nañu bàyyi xel aussi kilifa yi nga xam tey jii ñoom ñoo nekk ci biir réew mi di leen seetaan parce que ñoom rek nekk nañ ci li nga xam ne nag moo di ci biir réew mi en tout cas réew mi moom li kilifa yi di wax rek wax ba yàqu moo fi mën a am waaye wax ba yàq fi moom loolu mënu fi am te j'espère que politicien bu nekk war na si mën a bàyyi xel par rapport ak message yi nga xam tey jii moom la leen kilifa yi di jox président Diomaye moom je pense bien que li nga xalifa bi wax dégg na ko bu baax a baax a baax et je pense bien que aussi ñi ngi xaarandi message bi xalifa bi war a jox ki nga xam tey jii moo di Ousmane Sonko di njiital Assemblée nationale. si la ni nga ko waxee Sénégal attanutul li xewoon diggante 2021 bu 2024 ndax ñëpp xam nañ que ni dañ nekk ci crise économique bu sans précédent bu méttee métti boo xam ne Sénégal bu nekk daanaka la nga doon am ci koom ak si la amatoo ko mu nekk loo xam tey jii bu ñu gisee le président génn barki démb de benn sortie boo xam ne également